li nga xamante ni tey moo xew fii nii si suñu commune dafa neexul ci xol depuis 2018 2019 le maire mu ngi imposer projet synthétique ñun nag Médinois yi def nañ ay réunion waxtaan nañ suñu biir que ni terrain Jaraaf mooy actualité bi ñëw nañ commencé defar et tout génneel ñu benn projet de location contrat 5 ans donc nous demandons au maire que mu expliquer ñu lan moo nekk ci contrat bi kan mooy bailleur bi c'est qui le bailleur lan mooy exigence bu bailleur bi ñun waxuñu bu mu defar terrain bi on dit pas ça on a entendu des propos yoo xamante ni que terrain bi kenn jaayu ko wala kenn mënu ko jaay ñun xam nañu loolu tey mais lu tax mu ngay louer lu tax mu koy teg ci contrat de location lu tax muy louer terrain bi. Bamba Fall mooy sunu maire mais joxul population Médina cëram bu mu war a am parce que buy def dara du tàggoo lu ko neex lay def pour moom bu defee dara rek boo demul ak moom bras de fer rek du wàcc parce que man gis naa ne gars yi wax nañ ne dañuy bindal lettre de demande mais du leen tontu mais tant que demoo ak moom bras de fer rek du réagir te loolu baaxul ci njiit moom dafa def na moom rek moo am droit def lu ko neex sans rendre compte population Médina pour moom population Médina ay dof lañu rek yu taxaw te waa Médina ñoo warul nangu loolu ñun ay dirigeants lañu ñëpp xam nañ ne terrain Jaraaf ndegem bi mu nekkeewul synthétique sax dafa amoon problème bu nekkee synthétique nag si lay gën a am problème waaw li tax muy gën a am problème parce que déjà dañ doon ñëw toog école Médine dañuy am sax problème football da nga ñëw équipe bi mujjee bi dañuy ay xuloo sax ba match du fa am léegi bu amee nag ñuy fay te fay bi kenn waxuñu ñaata la terrain bi kenn xamul appel d'offre bi ñaata la kenn xamul conditions yi daal kenn xamul lan la dañ ñëw xëy suba rek ne terrain bi la ñuy defoon consulté wul benn ASC Ngaraaf ñëw fi yeneen ASC yëpp waxul ak kenn dara lu ko neex rek la def. Monsieur le maire Bamba Fall man on dirait qu'il est mal informé quoi wala on dirait que moom il ne vit pas ici à la Médina quoi te pourtant boo xoolee ak présence am da ngay xam ne moom il est présent mais soit peut-être man ñaar laa jàpp quoi peut-être day def comme maa tey wala il est mal informé quoi man loolu laa jàppee parce que man je m'étais dit que après li xewoon Maracana bu naree defati jël yenn décision yenn kii yi dina xam feneen fu muy teg tànkam quoi te Médina tey situation bi dafa xaw a yéeme parce que moom man on dirait que moom il se dit que gars yi li ñuy véhiculer naan ay nit ñi dafa am ay politiciens yu nekk seen si suuf ay affaires yooyu noonu di leen galvaniser wala di leen kii non situation bi demeewul noonu monsieur le maire jusque ñun dañuy yor suñu xel dañuy xalaat quoi dañuy yor tamit suñuy bëgg-bëgg ak suñuy kii tey peut-être moom bu amee ay décisions yu muy jël comme tey gis nga nu mu demee woon terrain Maracana dañ toog un bon dimanche gars yi jékki-jékki gis caterpillar bi dugg commencé travaux yi quoi xam nga après mouvement spontané la ay gars yi dañuy nekk naan ay kii ñoo ñu yëkkateeg affaire yooyu kenn yëkkatiwuñu gars yi dem gis kii bi ne ko pour mu arrêter travaux yi parce que dañ bëgg ñu informer ñu ba pare lan la fay def affaire yooyu noonu il avait dit que ne foofu daf fay def terrain synthétique gars yi ne ko non fii mënul am terrain synthétique affaire yooyu noonu xam nga xëccoo am préfet ñëw ay affaire yooyu noonu boo xam nga situation bi naroon na dégénérer sax yàlla moo si def ndox bu sedd peut-être mu demee noonu quoi ñun Bamba Fall ñu respecté nañ ko parce que quoi qu'on puisse dire moom mooy le premier magistrat kii moom mooy représentant Médina quoi fii moom mooy sunu maire jox nañ ko cëram li mu moom ñun jox nañ ko mais au moins moom it en retour tamit nañ jox ñun tamit liñ cër bi ñu ko jox nañu ko delloo quoi. terrain Jaraaf nag ñun fii lañ juddoo fii lañ ko fekk te suñu papa yi fii lañ nekkoon ak suñu maam yi mais terrain Jaraaf doon na loo xamante ne man mii di si wax xaw ma si lépp mais am na luñ ma si jot a xamal tuuti te ñu ma ko xamal dañ ci am luñ fi def te man mii di wax ak yéen doomu sportif la sam papa moo marqué 43 bi en une saison championnat Sénégal Ibrahima Koulibaly Asfa comme tey bu ñu demee ba gis loo xamante ne day tey suñu xel ñun war nañ ci mën a wax pour loo xamante ne suñu sët yi ëllëg dañ siy jëriñu ndax affaire yi doonatul affaire u benn nit nañu xool
jeunesse su Médina bi nga xamante ne ñooy juddu te ëllëg ñooy ñëw maire bi nag bii di Bamba Fall ñun waxuñu liggéeyul xale buñ ko xasuñu ko mais terrain école Médine di terrain Jaraaf bii ñuy wax du woon terrain Jaraaf sax terrain Médina la terrain Médina la mais dafa fekk rek Jaraaf mooy équipe bu Médina fii nii di équipe bu championnat Médina ñu tuddee ko terrain Jaraaf mais terrain bi doon na loo xamante ne lépp loo ciy def dafa war a leer si boppu nit ñi ndax nit mun na ko jëriñoo ñu dem ba ci biir mu war a doon lu nit ñi di jëriñoo ëllëg après duñ ko topp mu doon yëfu benn nit. sur la corniche il l'a fait hein boobu ba léegi kenn déggoo kenn ku ci wax def na ay permis de construction yoo xamante ne ni ah joxe na ko ay bailleurs ñu construire foofu ay terrain synthétique les jeunes médinois ñi ngi dem foofu di fay l'heure 50 000 francs 50 000 francs la ñuy fay foofu heure alors que son compatriote et confrère le maire le maire de Sicap Baobab il a construit un terrain synthétique un complexe ayant un terrain basket et un terrain football pour 5 000 francs les habitants de Baobab on a entendu ça mais pourquoi le maire ne finance-t-elle pas seul ce projet la Médina a tout donné au maire Bamba Fall c'est à lui de revenir aux populations médinoises tey moom moo ñu amel njukkal ndax Médina bu mu sosoo ba léegi benn yoon rek la fi parti démocratique du Sénégal mooy PDS am mandat mais yi si des yëpp parti socialiste moo fi gagné donc tey jii maire bi dafa warloo ak ñun loolu terrain bi moom bu ko loué ndax da koy loué toute la journée ASC yi mu tudd ci mouvement nawetaan rek la ASC yam non oui ou non léegi après mouvement nawetaan yi que vont devenir les Médinois qui veulent s'épanouir pendant les samedis les dimanches dañuy duggaat terrain Jaraaf di fay 40 000 l'heure ou bien 20 000 l'heure ou bien 10 000 l'heure ñun amuñu espace amuñu jardin public amatuñu espace amatuñu jardin public xoolal Médinois yi fii ci tali bi la ñuy football parce que amuñu espace donc tey bu ñu privatiser ñun fan lañ jëm dañuy dem corniche di fay 40 000 dañuy fay demaat corniche di fay 50 000 duggaat terrain Jaraaf di fay 40 000. terrain bi ñu ngi koy defar rek ñu ngi koy defar noonu mais yan condition population bi xam ñun ñëpp xam nañ ne fii jeunesse suñu jeunesse fii fu mu toll nii football bi sax daf fi manque jeunesse bi amatuñu fu ñu footballee moo tax amatuñu sax yenn jours yi boo xoolee nawetaan yi ñun ñëpp ñu xamante ne ñëpp dañuy dem di jëndi jour si àll bi suñu doom yeeg suñu rakk yi amatuñu fu ñu footballee mais kii tey jii boo ko naree ñëw jël ko privatisé ko ba pare kenn xamul ñaata la daf ñuy sonal ñëpp xam nañ ne dëkk bi nu mu demee. le maire de Barthélémy Dias gis nañ nu mu def Baobab loolu dañ koy saluer maire noonu lay mel mais maire boo xam da ngay def loo neex su gars yi opposé rek ngay soog a xam ne mooy loolu mais bu gars yi opposé wul nga def loola neex def na yow yaay buur amoo kenn ku lay wax dara population Médina nga ñoo war a muus te ñun du ñu ay noon parce que ñun Médina dafa naanu lu ñu songo bu ñu booloo rek dañ koy daan so tamit du ñu ay vernacle moom loolu la war a xam ñun tamit dañuy xalaat loolu la war a xam. mais ay bailleur jóge fële ñëw dugal ci seen xaalis pour ëllëg ñu ko bëgg a jëriñoo mu doon benn nit loolu dafa metti ñun nag xëy na ay xale lañ du ñu dugg ci loo xamante ne day indi fitna mais dinañ wax loo xamante ne xale yu Médina yëpp mun nañ ci jëriñu ñun kaasuñu pour suñu bopp ndax terrain bi tey amoon na yeneen ay nit yu ko bëggoon def terrain Jaraaf te tey bu ko Jaraaf moomoon ñun perte nañu mais suñu ay baay ñoo xeexoon loolu li ma lay wax histoire la de terrain bi dañ ko naroon jël def ko terrain Jaraaf mais tey terrain bi suñu ay baay ñoo xeex loolu ba doonul terrain Jaraaf mu doon terrain Médina dëgg la Ngaraaf Dames Médina ay kii la derby la mais déedéet bu ñu xool Ngaraaf Dames derby la bu ñu xool Ngaraaf Kusum derby la déedéet affaire yi doonatul ay Ngaraaf Kusum Ngaraaf Dames ndax tey am nay booy yu am talent yu dëkk Dames am nay booy yu am talent yu dëkk Santhiaba Kusum mais tey talent bi mënoo ko gis ndax amuñu terrain bu ñu fubalee mais nag balaa ñoo mën a gis seen talent dëgg-dëgg ñoom terrain bu ñu fubalee ndax tamit footballeur si ba ngay doon xale ngay màggaaleex moom nga miin terrain nga xam terrain tey yooyu yëpp bu amee bu la yóbboo test day yomb pour sa test réussir
mais booy footballu tali ñu yóbbu la pour nga war a def test xam nga ñu xool yow sa talent mais am na lu lay manqué loolu lan la terrain boo footballee te ñun fii ñëpp amuñ si kenn koo xamante ne wóor na ne boo yeewoo di nga sax ndékki dañuy door dàqe nii rek xam nga suñu bàyyi ñoo amoon jom moo tax du ñu def lépp pour di tàllal nit loxo wala di sibooru nit déedéet dañ koy teg si yoon rek ñun nag saaguñu xuloowuñu xasewuñu dañ ne terrain Jaraaf nañ ñu dimbali ba jeunesse su Médina bii di ñëw di juddu ñu xam ne ñoom amoon na lu fi nekkoon te ba léegi ñu ngi ko fiy fekk. Médina amul espace da ngay dem Liberté 6 da ngay dem Grand Yoff da ngay dem fu nekk mais booy dañuy génn dugg seen biir terrain yi fo pourtant pourquoi leur maire ne leur impose pas des terrains synthétiques pourquoi et nous avons que le terrain Jaraaf qu'on se dise la vérité terrain Jaraaf rek ngay dugg fo ba mu heure bu la neex nga génn dem oui ou non ba léegi pourquoi mu bëgg ko privatiser pour lan après 5 ans yi sax mais nan la gestion bi di demee y a un problème. dalul sama xel parce que li nekk ci contrat bi yëpp daf ko war a dévoiler mooy exigence du bailleur bi les exigences du bailleur le bailleur ne peut pas mettre son argent sur ce projet là di la bàyyi ngay utiliser terrain bi nu mu la neexee d'accord nee na 1 million pour chaque ASC mais terrain Jaraaf dafa amoon ay prioritaire de avant 12 à 11 ASC y avait que 4 ASC ñoo fi doon nekk tout le temps mais priorité ñoom ñoo am priorité non léegi kon pourquoi mu jël 11 ASC Médina yëpp nekk kii chaque an 1 million donc mooy remplacer subvention bu muy dem ci def ci ASC bi non mais moom daf ñu war a subventionner lu ko war la non loolu daf ko war donc tey jii bu mu jël terrain bi naan na ko dem def terrain déggoo lu tax demul utiliser foofu terrain lu tax mu dem terrain Gibraltar ñu dàq ko foofu lu tax mënu ko def foofu il a déjà signé le contrat mooy ñàkk respect bi si sa envers sa peuple ñàkk respect bi mënuñu wax ni yow le conseil t'a donné la légalité benn la légitimité anime wër nga ci quartier yëpp est-ce que dégg nga ku xam contrat de location yi est-ce que gis nañ maire bi mu ñëw wax leen projet synthétique amul